bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi déglu di seetaan Walfadjri TV ñu ngi dellu di leen nuyu di leen tatagal ci seen émission bi ngeen bokkul ak kenn di émission bi di tànneef émission bu tànneef bu tey bi nag tànnal na leen koo xam ne li mu def moo ko njëkk a tànn ci biir Sénégal moo xam bu ñuy waxtaanee tey wàllu lislaam ci Sénégal wala wàllu culture arabo-islamique wala wàllu doxiinu njàngalem diine ci biir Sénégal kenn mënu cee wax lu dul nga cité ki ñuy toogal tey di kan di oustaz Abdoulaye Ba oustaz Abdoulaye Ba bu ñu ko waxee wax nañu tey bi nga xam ne ci mooy cëslaayu làkkub arab ci Sénégal bu fekkonte ne arab ak l'islam tey ci biir Sénégal benn bâtiment la dinañu mën a wax ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko indi cëslaay bi ñoo indi mool briques yi nga xam ne ñoo ko taxawal mën nañu wax ne tey moom ci briques yooyu la bokk yi nga xam ne ñoo construire culture arabo-islamique bu contemporain fii ci biir Sénégal bu ñu toggee ak géej gu mel noonu nag xam naa tomb waxtaan yi ñu war a waxtaanee moom dina bari lool waaye xëy na balaa ñuy tas jataay bi rek dina fekk kenn ku ci nekk gis ci boppam gis ci njëriñ loo xam ne dafay dellu ci biir askan wi Oustaz Abdoulaye Ba comme ni ñu baaxoo ci émission bi ginnaaw bi ñu la tatagalee dañu bëgg rek ci njalbeen li nga tënkal ñu say jaar-jaar ci biir réew mi ak ca bitim réew bu ko defee mu mën a nekk mbind ci kanamu askan wi. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa ashaabi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa baad Assane maa ngi lay remercier bu baax di la ñaanal yàlla sa liggéey bi gën a dem ci kanam ndax liggéey bi émission bi yàgg naa ko suivre gis na importance am parce que arabisant bari nañu fi borom xam-xam bari nañu fi mais am na ñoo xam ne ay olof lañu am na ñoo xam ne ay saraxule lañu comme que man saraxule la sama olof leerul noonu peut-être saraxule ñoo ma gën a xam mais or que ci olof yi ak yi ñeneen ñi am na ay sama élèves yu bari tese na ak ñoom ci institut islamique ak feneen xam nañu ma mais population yi peut-être olof yi borom xam-xam olof yi la ñu xam saraxule aussi la même chose mais émission bi dafay dindi barrage yi parce que vraiment borom xam-xam yi nekk Sénégal c'est-à-dire dafa nekk ressource pour Sénégal yépp kon nag population yi war nañu leen xam ñoom ñëpp kon nag maa ngi lay remercier bu baax a baax li ma concerné ci sama jaar-jaar comme ni nga ko doon wax sànq vraiment xam naa ne suñu duggee ci détail bi dafay xaw gudd mais quand même danaa jéem pour ma résumer ko rek dëgg la man dëkk bi ma judd mooy Jawara dafa nekk ci département de Bakel 18 kilomètres moo ko séparé ak Bakel dama judd fekkee sama papa mu yore benn majlis wala daara bu mag dafa doon jàngale sama papa dafa doon jàngale seen jàngale bi diggante alquran ak fiqh al islami yii la ñuy jàngale au début élèves yi nga xam ne ay xale yi ndaw nañ à partir de 7 ans ba 10 ans ba 11 ans ñoom alquran rek la ñuy jàng suñu passé étape boobu ñu commencé di jàng fiqh programme jàngale fiqh bi dañu ko yemale ci risalat abi zayd al qayrawaan ak al muxtasar li cheikh Khalil al juzul awal wa juzul thani kon nag sama papa ci benn daara la doon diriger wala benn majlis la doon diriger mais du majlis boobu moo nekkoon ci suñu dëkk parce que dëkk bu mag la am na ñeneen à peu près 4 ñoo fa nekkoon mais sama papa dafa bokk ci ñoom man bi ma juddoon am 11 wala 12 sama papa dafa gaañ sama magga Mamadou Ba la tudd kooku vraiment maa ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yaram dafa baaxoon ci man bu baax a baax moo ma éduqué moo ma jàngale al fiqh vraiment lahu fadlun kabir alayya c'est-à-dire du ma ko fàtte abadan parce que lépp li ma amoon ci moom la kon nag dama jàng fiqh risalat abi zayd al qayrawaan ak muxtasar cheikh Khalil al juzul awal wal juzul thani c'est-à-dire premier tome deuxième tome
ba ma pare bi ma pare xam nga saraxu lay su fekk mun na am sax constaté nga ko immigration la bugg su ñu paree seen jàngee foofu du ñu toog benn place da ngay immigré soit nga dem Congo France ci dëkk Afrique yi Congo wala Abidjan wala feneen koo xam ne commerce nga bëgg def sinon nga dem France dem liggéey foofu moo tax soo demee France saraxule yi ngay gis fa da ngay wax ne koo xam ne xamloo Sénégal da ngay wax ne kon nag saraxule ñooy majorité au Sénégal parce que ñoo gën a bëri foofu même politiciens aussi ci élection yi jël nañu loolu en considération or que nisba bu ndaw c'est-à-dire pourcentage bu ndaw la ñu présenté au Sénégal c'est-à-dire dañu bëri immigration kon nag man tam bi ma paree bugg naa dem wax naa ko sama mag ma ne léegi man damay dem comme sama morom yi yëpp mu ne ma non yow jàng nga fiq jàng nga Quran jàng nga fiq mais am na yeneen ci loo xam ne loo arabe la concerné comme al maqamat al hariri ak yu demee noonu dama bëgg nga toog tuut même 2 ans ma jàngal la yooyu yëpp man dama bëgg lépp li ma xam yow nga xam ko ma accepté ko nekk fa 2 ans may jàng al maqamat al hariri ak sha'r al arabi sha'r al jahili après boobu la ma bàyyi mu ne léegi mun ngaa dem ma dem France mais bi may demee France dama woon pour ma toog foofu dama amoon intention dem liggéey tuuti rek pour ma am dara ma mun a continuer dem pays arabe yi ma dem 62 laa fa dem 62 63 64 ma jóge fa dem Égypte bi ma demoon Égypte pour continuer jàng foofu pour continuer jàng foofu ma jógee France dem Égypte pour continuer jàng ma dugg ci Al Azhar ci shahada al idadiya laa commencé je me rappelle bi ma demoon examen sama résultat dafa génne ci Sanawiya des na ma def encore oral pour ñu xam ban année laa war a dem ma ne non man balaa may dem Sanawiya il faut que ma am brevet parce que xaw ma soo ma demee ne est-ce que danaa fi mun yàgg est-ce que danaa yëgal sama jàng wala du ma ko yëgal kon nag soo ma retourné ni damay wax ne dem na Égypte mais aw ma benn preuve aw ma benn diplôme boo xam ne danaa ko mën a présenté kon nag léegi nañu ma bàyyi ma def brevet d'abord balaa may dem ci Sanawiya ñu accepté ko ma def brevet yàlla dimbal ma continuer dem Sanawiya ba ma pare dem ci université alhamdulilah ba ma am sama licence vraiment lii yëpp grâce à mon frère Mamadou Ba parce que moom moo ma orienté moom wane ne àdduna amul dara lu dul xam-xam rek loo am rek te am loo xam-xam am loo dara vraiment loolu daf ma pousse may continuer rek di jàng kon nag bi ma paree jàng bi retourné au Sénégal 74 laa retourné au Sénégal mais ñëw temps boobu xam nga jàng arabe ci temps boobu arabisant yi temps boobu soo ñëwee yaa ngi am sa diplôme arabe bu nga jàngale ci gouvernement bi da ngay seet koo xam ne dana mun la dimbal nga dem ci kooku mu dimbal la ñu jël la pour nga jàngale ci école yi mais doo mun na du ñu la titulariser jamais doo mun a dugg ci cadre bi jamais. porte yi daal day fermé wu ci. parce que statut professeur ci sortie l'école normale supérieure lay commencé koo xam ne def loolu l'école normale supérieure doo avancer ancienneté avancement doo am dara. ñun bi ñu ñëwoon dañu fekk ne système boobu dañu ko arrêté ñu ne léegi dootuñ jël kenn en tant que jaaroo ci l'école normale supérieure ñu ne kon nag nañu jël suñu dossier ci ministère de l'éducation nationale ñu dem l'école normale supérieure ñu jël ko dem l'école normale supérieure groupe bu mag la parce que def nañu 4 ans ñuy toog noonu ñiy génn ñëw fekk ñu groupe bi dafay génn yaat rek ñu dem l'école normale supérieure fekk professeur Ibadara Thiam moo doon directeur général professeur Ibadara mu ne vraiment l'école normale supérieure mu ngi fi mais département d'arabe amul ñu ne qu'est-ce qu'il faut faire mu ne loolu de man mu nekkaat beneen problème waaw mu nekkaat beneen problème kon nag ñu def regroupement di contacter politiciens di contacter suñ mag arabisants yi mag yi ak responsable religieux yi ba yàlla dimbali ñu ubbi département d'arabe ñun ñëpp dem fa jàng pédagogique génne ñu affecté ma au lycée Blaise Diagne bi ma nekkoon lycée Blaise Diagne maa ngi jàngale lycée Blaise mais dama doon jàngale yeneen maa ngi woon à l'institut islamique maa ngi woon à l'école fédération ak l'école Serigne Mbacké Soxna Lo ak feneen bon dama am encore entre temps bi am na ay relation ak ay organisme international masalan l'académie royale de Jordanie membre la ci l'académie bi depuis 83 ba léegi membre la ci l'académie bi
dañu doon def seen congrès chaque année damay dem dañu may invité. Bon il y a 5 ans maintenant ñu def ko année après année ñu continuer loo ba léegi man membre la ci l'académie bi ak i feneen dama bari ay contact en plus de ça ci biir Sénégal aussi ay maa ngi ci ay association yu maa ngi ci union des volontaires pour l'éducation et la culture islamique ak feneen xam nga Moustapha Niang dafa yoroon benn association bu ñu wax UPUS. Moustapha il est très intelligent dafa gis ay compétences te xam na ne mënul dégale arabisant yóbbu ci UPUS mu créé ay cellules yoo xam ne mun ngaa nekk ci cellule te doo membre ci UPUS moo tax mu créé centre Faysal ak Nadi Chadli Ben Jadid man maa doon secrétaire général ci ñaari cellules yi Thierno Naka moo doon président vraiment dañu doon liggéey yu rafet même dañu doon organiser ay concours par exemple sunu xarit Cheikh Tidiane yàlla na ko yàlla yaram ak rakam Jibril ay poètes yu mag lañu. Cheikh Tidiane Gueye ak Jibril Gueye. Vraiment maa ngi ñaan yàlla yaram vraiment ay jàmbaar lañu def nañu ay liggéey yu rafet ci centre bi ak Nadi Chadli Ben Jadid. Vraiment depuis loolu ba léegi maa ngi ci activité ci biir Sénégal ak ci biir malgré que dem naa ci retraite mais dama gis ne après retraite bi la sama liggéey gën a yaatu sax. ci biir Sénégal ak ci biir yëpp. voilà. jërëjëf Oustaz Abdoulaye Ba mbokk yi ñu fàttali leen ne ñu ngi dalal Oustaz Abdoulaye Ba moom li jaar-jaaram yi wane na mooy kan. Oustaz Abdoulaye Ba am na fu ma bëgg a tàmbali ak yow ci laaj yi muy parcours bi nga wax yëpp dégguma nga dugg ci biir politique maanaam loolu da nga amuloon occasion pour war a mën a dugg ci politique comme yenn arabisants yi wala bokk loolu dafa nekk bokkul ci sa programmation ci wàllu dund gi. politique vraiment politique dafa nekk loo xam ne c'est très important. Intellectuel warloo nekk ci biir dëkk te xamloo dara ci seen politique parce que mënuloo changer dara en tant que intellectuel da ngay am ay idée sa idée bi doo ko mën a lancer en tant que bokkulu ci benn parti politique kon nag nekk ci politique yi c'est très important mais yenn saa yi aussi Oustaz Assane da ngay gis suñ coutume ak suñ aada yenn saa yi moo lay orienté doo mun échapper 100%. dëgg la man dama amoon relation ak ay politiciens par exemple Cheikh Abdoul Khadri Sissoko bi mu nekkoon ministre ñëw nekk président de l'Assemblée sama xarit la maa ngi doon am contact ak moom su amee problème ci département de Bakel daf may joxe oto ak chauffeur ma dem régler problème yi parce que xam nañu sama famille bu mag la famille religieuse la peut-être fii xamuñu ko mais soo demee ci biir département bi ñoom ñëpp xam nañu leen mais nag ñun comme que c'est-à-dire xam nga développement bi ba léegi des na tuuti ci ñun suñu milieu dañu gis ne yow en tant que marabout en tant que doomu marabout dugg ci biir politique tey da ngay ñëw def conférence religieuse ci village bi nga dem Dakar ñëwaate encore ànd ak benn parti politique ngay def meeting politique loolu vraiment dañu ko gis loo xam ne dafa ñaaw. nanguwuñu daal jaxase ñaar yi. voilà c'est ça nanguwuñu jaxase ñaar yi officiellement. mun nga ànd ak ay politiciens di liggéey ci suuf mais nag pour mu nekk officiel rafetul ci ñoom. moo tax man dama respecté loolu parce que respect bu mag la amoon ci ñoom. muy politicien muy ñeneen ni soo ma duggee ci biir département bi vraiment su amee problème li ma wax rek danañu ko jël en considération kon nag pour ma perte loolu ndax politique xaw ma politique nu muy ñëw mujje vraiment loolu moo tax dama amoon réserve ci côté politique bi maa ngi ci politique mais dugguma noonu quoi comme ni nga koy wax léegi c'est ça. Oustaz Abdoulaye Ba xanaa ñu ñëwaat ci beneen tomb itam ci biir Sénégal balaa ñuy génn ci biti muy wàllu njàngaleem arab moom nga xam ne yéen def ngeen ci jéego bu rëy def ngeen ci béy ngeen ci waar wu yaatu ci biir Sénégal bari na tey ñoo xam ne ñu ngi taxaw ay mbir ci biir Sénégal te fekk yéen leen jàngal man miy wax ci laa bokk caméraman bi ma àndal itam di Saliou Bey ci la bokk ñooñu ñëpp jàngal nga leen muy loo xam ne tey booy doon seet loolu tey liggéey boobu nga doon def ci wàllu njàngale ci biir Sénégal jàpp nga ne tey la nga ca soxla woon yëpp am na
wala am na lu bare bare loo xam ne daal des na ci nit ñi war ci gën a góorgóorlu. waaw xam nga xam-xam la et surtout xam-xam diine parce que diine sunu diine dafa allié ci langue arabe doo mën a comprendre mieux comprendre ce diine islam en tant que jàngulo arabe kenn du jàng arabe wala doo jàng diine nga regretté nga ne lu tax man ma jàng ko kenn du ko regretté mais nag niveau bi ma bugg ba léegi jàngale arabe tollowul foofu au Sénégal parce que soo xoolee maa ngi lay joxe benn exemple rek damay jàll par école normale supérieure ma joxal exemple boobu xam naa ne yow en tant que intellectuel te yow situation bi may wax ni sax bokk nga ci da nga ko mun a analyser bu baax a baax gis nga l'école normale supérieure comme li ma la ko waxoon sunu première année bi ñu jëlee arabisay pour créer département d'arabe jël arabisay on était à peu près 60 personnes wala mu ëpp ko tuuti sax dañu génn rek ñu affecté la ñoom ñëpp ci lycée yi ak CEJ ñu dem jàngale année bi ci topp ñu commencé après quelques années rek ñu commencé di wàcc temps boobu aussi du ñu jëlle sa taxasus sa spécialiste du ñu ko jële en considération dañu leen orienté ñoom ñëpp ci benn béréb ci jàngale arabe xam nga loolu sax problème la parce que kii charia la jàng kii loi arabe la jàng kii tarbiya la jàng kii leneen la jàng normalement ci affectation war nañu jël loolu en considération mais amuñu leneen lu dul jàngale rek loolu problème la une boo paree daal kere bi moo lay xam voilà deuxièmement encore l'école normale supérieure moom boppam après quelques années après 5 à 6 ans 7 ans ñu ne l'école yi léegi fees nañu te arabisants ñu ngi jógee à l'extérieur di ñëw il faut que ñu toppatoo seen problème kon nag l'école yi fees nañu mënutuñu leen jël ñoom ñëpp lan la ñu war a def léegi il faut que ñu def concours avant da ngay ñëw ci biir année scolaire nga fekk ne commencé nañu nga dem inscrire école normale supérieure jàng da ngay pare ko au mois de octobre ñu affecté la ci lycée ñu ne léegi il faut que ñu def concours ñu organiser concours jël quelques personnes bi mu yàggee tout encore ñu ne non même suñu defee concours aussi duñu ko généraliser nañu seet ñi nga xam ne dañoo yore diplôme yoo xam ne yooyu diplôme pour jàngale comme lughal arabiyya par exemple comme tarbiya mais yeneen diplôme yi dootuñu ko jël tu as vu yaa dañu koy xatal di ko xatal buntu bi toujours day gën a buntu bi dañu ko mun naa la wax léegi sax école normale supérieure amatul benn importance kon nag lii mel ni dañuy xeex langue arabe dañuy xeex jàngale arabe ci école gouvernement yi ci biir Sénégal parce que situation bi mu amoon au début amu ko ci fin bi normalement ak yàggaay bi dafa war a gën a yaatu mais au contraire la ñuy def dañu ko xatal mais avec tout ça la arabisants ñoom découragé wuñu parce que créé nañu ay école arabe parce que lii pour école gouvernement yi la mais arabisants ñoom seen bopp créé nañu ay école man sam bopp maa ngi am ay école ci département de Bakel maa ngi am ay école côté Gambie chaque année dana recruter à peu près 50 enseignants arabes te parents d'élèves yi ñooy cotiser di leen fay jàngale bi mu ngi avancé mu ngi gën a yaatu yaani grâce à notre effort mais pas côté gouvernement c'est-à-dire côté gouvernement jàngale arabe nu mu war a amee ci Sénégal respect bi mu war a amee au Sénégal amu ko ba léegi voilà léegi luy pexe ci tomb boobu loolu lu ñuy sàkku la wala non vraiment côté boobu il faut que nañu taxaw rek inna allah maa sabirin nañu taxaw et jéem défendre et surtout am na ay arabisants yoo xam ne ils sont bien placés actuellement fàtte na sax au début man ñu sama xarit sama doomi ndey mooy Sidi Lamine Niass vraiment sama xarit la waxtu bi ma doon jànge en Égypte ñoom tam ñu ngoon ci Daarul Muallimina fii au Sénégal ñu ngoon jàng fi ak ñeneen ak Franco ala sax ñu ngoon jàng fii ci Franco Sidi Lamine il est bien placé léegi parce que xam nga média moo yore àdduna léegi contact moo yore àdduna léegi xam naa ne parce que dama suivre Walfadjri dafay dugg ci problème population yi problème yu bari am na ay problème yoo xam ne du ñu ko gis ci yeneen télé yi lu dul Walfadjri rek la ñu koy gisee te xam naa ne aussi Sidi Lamine dana mun a def dara ak ñeneen ñi il faut que ñu taxaw défendre langue arabe parce que ci population bi la ñu bokk Sénégal suñu Sénégalais ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag yow français nga jàng am nga droit
nga liggéey pour français jëm kanam man arabe la jàng am na droit ma liggéey ndax arabe jëm ci kanam droit bi ngay am en tant que français sax droit boobu man tam war naa ko am en tant que arabe yi sax kon nag su fekkee ne awma droit boobu war nañu jàppalante ndax ñu défendre suñu droit bi voilà. jërëjëf oustaz Abdoulaye Ba ci sa biir wax sànq junj nga ne membre nga ci académie royale bu Jordanie yow en tant que africain en tant que sénégalais nan nga def ba àgg ci loolu ci biir réew arab yi. L'académie royale de Jordanie au début dañu ko doon wax l'académie royale de Jordanie entre parenthèses muassasat Ahlul Bayt établissement Ahlul Bayt mooy waa kër yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. chérif yi ci. voilà c'est ça Shurafa c'est ça après boobu tour bi dafa changé nekk muassasat Ahlul Bayt lil fikr al islami c'est-à-dire établissement Ahlul Bayt pour recherche islamique. recherche islamique bon académie boobu bi ñu ko doon créé yàlla daf na fekkee Ousmane Goundiom mu ngi foon Ousmane Goundiom il était procureur defe na procureur de la République. Ousmane Goundiom loi la xam loi la jàng te moom xarit la ci roi Hassan al Hussein yàlla xaritam la daf ko invité pour mu ñëw assister création bi mu joxe ay xalaatam aussi ci côté juridique Ousmane dem bi ñu pare ñu laaj ko ñu ne ko léegi xam nañu ne Sénégal am na ay borom xam-xam ñi nga xam ne jàng nañu arabe bu baax dañu bëgg nga proposer ñu ay tour te Ousmane sama xarit la joxe na 6 personnes xam na ne mun na citer tour yi parce que honneur la pour Sénégal de la gis si tudde na Moustapha Cissé tudde na kii itam ki nekkoon IFAN Amar Samb tudde na Amar Samb tudde na aussi Ibadar Thiam joxe na ay tour arabisa lañu am na ñeneen encore ay francisa lañu mais nag bi ñu fa jógee bi ñu pare jël nañu ko parce que moom xam na sama adresse précisément jox na leen sama adresse dañu ma envoyé lettre envoyé benn thème kenn ku ne su ñu la proposé ay proposé lu dañu lay joxe benn thème ñu ne nga traité ko entre 15-20 pages ñu xool parce que du n'importe quel niveau la ñu soxla l'académie bi il faut booy nekkee membre ci académie il faut que nga am niveau bu élevé bon ñu envoyé thème bi ma traité ko peut-être aw ma niveau boobu sax mais yàlla rek moo ci def tawfiq yàlla moo ci def tawfiq aw ma niveau boobu wala boog am nga lu ko ëpp non man damay wax ne aw ma niveau boobu mais yàlla moo ci def tawfiq ni ma ko traité daal envoyé ko dañu ma bind ñu ne léegi seen premier congrès ñu ngi koy organiser mois tel danañu la envoyé billet nga ñëw envoyé nañu ma billet première classe avion madame bi may demee encore dañu def thème général ak sous-thème ñu jox ma benn sous-thème ma traité ko mais ñoom ils sont très organisés programme bi dañu koy def avant congrès bi mun na la wax 3 mois te sa base bi ngay def da nga koy envoyé ñu éparpillé ko kenn ku ne soo fekkee dañu la invité da ngay ñëw il faut que ñu envoyé la benn copie balaa ngay ñëw pour nga xool ko bu baax ñeneen aussi noonu la dañu lay envoyé seen copie kon nag kenn dañuy def programme ñu jox la 20 minutes nga résumé sa kii soo paree exposé waaw soo paree ñu jël ñaari nit ñu ñëw def takwiim dañu évaluer sa liggéey bi je me rappelle man sama première fois bi ma defoon sama exposé Youssouf Qaradawi ak keneen kooku jordanien la ñoom ñaari ñoo def évaluation bi vraiment j'étais très content très satisfait après ba fin congrès bi ñu jox ma diplôme yi c'est-à-dire boo xam ne day wane ne membre nga officiellement ci l'académie yow ak ñeneen yëpp kenn amul droit di wax ne da ngay ñëw wala doo ñëw wala li ngay def wala doo def non balaa ñuy def dara il faut que ñu def concertation suñu diggante diplôme boobu wala shahada boobu maa ngi ko yoree fi kon nag depuis lors chaque année suñu defee congrès dañu may invité may dem voilà lii moo doon sama relation ak ñoom bon chaque année danañu tànn benn thème bu bees yaani thème yi day nekk thème général mu am ay sous-thème yenn saa yi dañu lay joxe choix nga tànn benn sous-thème nga traité ko soo ko traité nga envoyé comme ni ma ko expliqué léegi
noonu la demee depuis 83 ba léegi maa ngi ci l'académie bi. académie boobu thème yi muy traité yu société la yoo xam ne dafay seet stratégie politique wala yu mel nan la ñuy faral di traité loolu. ak ndax Sénégal gis na ci boppam. naam thème yooyu mun naa la wax ne côté c'est-à-dire islam lay concerné. islam lay concerné lughal arabia lay concerné. parce que même am na benn commission boo xam ne ay maxtuutaat manuscrits dañuy def recherche dañu envoyé ay délégation ñu dugg ci biir àdduna di ut ay manuscrits voilà yu yàgg yi parce que ñu ne am na yoo xam ne aussi ay manuscrits ba léegi kenn gis leen te ils sont très importants aussi. bon boobu à part d'autre part aussi même yenn saa yi danañu joxe benn thème boo xam ne day wax diggante islam ak yeneen yi. c'est-à-dire comme Sénégal par exemple jullit am na jullit fii am na ay catholique am na ñeneen islam lan la wax. ci loolu naka la organiser suñu relation ak ñoom. voilà yenn saa yi ñu tànn thème bu mel ni wala alxiwaar yaani xiwaar alxadarat aw xiwaar althaqafat yenn saa yi ñu tànn thème bu mel ni et cetera yaani day concerner loolu arabe ak diine islam ak taamul yaani bi maanaam collaboration diggante jullit ak ñi nga xam ne du ñu ay jullit. su fekkee ne jullit ñooy minorité par exemple ñun ñoo immigré dem ci biir dëkk boo xam ne du ñu ay jullit wala ñooy majorité ñeneen ñoo immigré ñëw dëkk ci suñu biir dëkk wala ñun ñëpp ci dëkk boobu la ñu bokk. jullit ñoo ëpp wala catholique ñoo ëpp naka la ñu mën a organiser l'islam lan la wax ci organisation relation boobu. voilà yu mel nii la ñu traité ci conférence yooyu. jërëjëf Oustaz Abdoulaye Ba mu mel ne bu ñu taxawee tuuti ci biir réewu arab yi dañuy seetlu benn phénomène boo xam ne am na fa jamono yi mooy coow li muy li ñuy tuddee ar-rabiul arabi muy fipp bi nga xam ne. jóg na ci réew arab yu bari ba ay nguur daanu Libye Tunisie ak yeneen nguur yi nga xam ne ñu ngi ci yoon woowu loolu tey en tant que koo xam ne xamoon na nekkinu réew arab yi xam réalité boobu est-ce que yéen a ngi ko doon séen di ko yaakaar wala mbetteel la ci wàllu woowu. xam nga démocrate yi dafa bokk ci islam. démocratie dafa bokk ci islam. islam dafa respecter démocratie dafa respecter alxurriya c'est-à-dire liberté mais liberté boo xam ne dafa limité. parce que yow sa liberté fu muy yem liberté keneen ki foofu lay commencer. doo nekk sa kër ngay ubbi sa télé wala sa rajo ba mu ëpp nga ne je suis libre parce que sama kër laa nekk. mu fekkee sa dëkkandoo mu ngi fii fanaane di xoole mu nelaw ndax sa bruit bi xam nga loolu du xurriya. loolu doo xurriya donc pays arabe yi man pays arabe laa jëkk xam ke Sénégal sax. parce que man balaa may dem jàng mun naa la wax ne musuma taxaw Dakar sax ci village bi rek laa nekk. bi mu ñëw Dakar la première fois dama ñëw pour continuer dem en France. kon nag sama jeunesse bi yëpp ci pays arabe laa ko def. boole ko ak jàng ak xam-xam ak culture. ak thaqafa. kon nag pays arabe xam naa ko bu baax baax. donc man dama gis ne ci fin bi daal qaadat al arab c'est-à-dire responsable politique pays arabe yi vraiment dañu xaw dévier tout. ci wàllu démocratie voilà c'est-à-dire amuloon démocratie du tout man xam na Égypte dund naa fa. yàgg naa fa te yeneen Paris aussi dama ko doon fréquenter Libye dem naa fa plusieurs fois parce que bi ma retraite sax maa ngi woon ci seen bureau bi fa nekk. liggéey na fa 4 ans. su fekkee docteur Juma moo fa nekkoon. bi ma paree dañu defoon benn colloque fii ñu invité ma bokk ci. bi ma gisoon rek mu ne vraiment dama bëgg collaborer ak yow ma ne ko man léegi cette année laa jël retraite dama bëgg reposer mu ne ma non man du ma la joxe liggéey bu bari. mun na am sax 3 jours rek ngay liggéey par semaine dama bëgg rek dañu am ay du'aat maydaaniya. kon nag chaque fin de mois kenn ku ne da ngay def rapport. dama bëgg koo xam ne il est dafa am niveau bu kawee ci langue arabe mu mun a boole rapport yi yëpp génne benn rapport boobu la ñu envoyé ci siège bi te loolu ci yow laa ko gisee. bon en fin de compte dama accepté ko ànd ak moom dem nañu lii bi plusieurs fois vraiment li ma gisoon daal bettewu ma. bettewu non bettewu ma parce que pays ñun ñëpp ñoo ko bokk mais yow soo nekkee président
soo avancé tout nga xam ne léegi sama âge mu ngi avancé d'abord mandat bi amul limite amul limite. comme kaw li bi noonu. amul limite mun nañu renouveler sa mandat bi 10 fois sax ah. bon soo demee ba nga xam ne léegi mënutuma dara nga commencé di préparer sa doom pour mu ñëw remplacer la. vraiment loolu lu mel ni rek lay mun a jur. lu mel ni rek lay mun a moo tax révolution bi mu amoon ci pays arabe. bettewuma di tout. beneen laaj ba ci loolu mooy révolté nañu soppi nañu bopp yi teg nañu fa yeneen i bopp est-ce que mën nañu wax ne tey ñoom li ñu yàgg mébét di ko bëgg ñoom askan wi est-ce que am nañu ko mën nañu yaakaar ne dinañ ko amee ci ñi ñu fi teg walla bokk njaw des na xam bi. waaw man ci sama xalaat jugement boobu dafa teel. xam nga diriger un pays yombul. donc président dem na beneen président ñëw mun naa la wax du président sax système dem na beneen système ñëw ameegul stabilité ameeguñu stabilité kon nag il faut que ñu xaar ba ci kanam tuuti lu ñu bëgg mënuñu ko am léegi 100% non mais am na loo xam ne c'est très important parce que ki fa nekkoon en tant que dictature bu mag koo xam ne dafa doon préparer doomam moo ñëw remplacer ko alal dëkk bi moom kenn moo ko moom su la mayee dara wala laal xam su la mayee dara doo ci mun a dara loolu moo nekkoon ci pays arabe yi kon nag kooku comme que yàlla def na kooku jógee na fa bi avantage bu mag la mais nag les restes du ñu ko mun a am léegi il faut que ñu xaar ba ci kanam tuuti kon nag teel na ñuy juger ne lépp lu ñu amoon am nañu ko mënuñu ko am léegi non mais xam naa ne avec le temps dana am ay changement yu bëri dana am changement yu bëri positivement voilà. jërëjëf bu ko defee ñu dal di ñëw tuuti randatu ci suñu zone bi yow ku xam zone Afrique bi nga Afrique de l'Ouest Mali surtout léegi yow en tant que intellectuel en tant que ku yàgg seetlu lay xew fële ca Mali yaakaar nga ne loolu jeex na fi mu nekk réglé nañu problème bi ñëpp mën nañu dellu ànd ak xel mu dal toog wala bokk taal la boo xam ne dafa gimmiwaay fayul. problème bi jeexugul. ci sama xalaat problème bi jeexugul xam nga su fekkee ne ñaari état ñooy xeex am attaquement seen diggante ñu ñëw àtte leen su ñu leen àtte rek jeex na wala ñu def cessez-le-feu def ay négociation ba ñu déggoo mu jeex foofu mais nag ñii ci biir dëkk bi la ñu nekk ci biir dëkk bi la ñu nekk lu ñu bëgg ameguñu ko te du ñàkk jamais am na ñeneen ci yeneen pays ñu ngi seen ginnaaw di leen dimbal loolu mënul ñàkk et surtout ak différence ethnie bi xam nga ko différence ethnie bi aussi dana jouer un grand rôle parce que ñii nga xam ne ñoo def révolution bi ay Touareg lañu yani ay arabe lañu bon contre état bi ay africain lañu kon nag am na ay pays arabe aussi xam nga pays ak du ma la wax officiellement gouvernement mais du ñàkk mu am ay organisation ci biir pays ñu leen di jàppale kon nag comme que léegi adduna yëpp taxaw na Afrique taxaw na Europe taxaw na mun na am situation bi calmer léegi mais suñu delloo armée française dem na africain delloo nuñu seen pays xam naa ne situation bi jeexul 100%. non jeexugul 100%. taal la boo xam ne daal mu ngay xaar. voilà c'est ça. jërëjëf oustaz Abdoulaye Ba xam naa ñu ñëwaat ci beneen tomb réewu Afrique yi toujours dañu leen di wax ne réew yu ñàkk lañu réew yu ndóol lañu mu nekk benn mbër bu taxaw ci kanamu africain yi muy mbër mi ñuy tuddee ñàkk ak ñàkk jàng itam loolu fes lool ci suñu Afrique gi en tant que intellectuel tey nga yaakaar ne Afrique am na voie ak moyens yi nga xam ne mën na ko utiliser pour génne ci tolof-tolof yooyu nga xam ne depuis bi ñu amee indépendance ba léegi wala lu ko jiitu sax ñu ngi ci di jànkoonteeg moom kenn ku ci nekk xam ne lii feebar la waaye saafara si të est-ce que jàpp nga ne am na yoon woo xam ne buñ ci awoon yëf yi mën a tegu fi mu war a tegu. oui Assane xam nga Afrique dafa am yeneen problème ay problème yoo xam ne dañu yàgg fii loolu moo freine Afrique pour mu àgg foo xam ne foofu la war a tolloo léegi xam nga colonialisme baaxul voilà c'est ça yaani européen ñoo ñu colonialisé lépp li ñu amoon ci suñu dëkk yi yóbbu nañu ko seen dëkk yi xam nga soo amee problème économique ci pays benn année rek wala ñaari at
pour nga mun a rattraper loolu il faut que nga dem ay année pour nga mun a ko rattraper. kon nag problème boobu mu ngi fa nekku fa 100% mais ba léegi am na ay baqaaya am na li ci des. dégg nga de bon en plus de ça encore Assane sun guide yi. sun responsable yi dirigé wu ñu pays comme ni mu war a demee. mun naa la joxe benn exemple yàlla moo ko joxe yàlla moo feeñal situation bi. su fekkee ne président dam na beneen président ñëw nekk amiablement amul benn problème dana am ay problème yoo xam ne kenn doo ko mun a xam. mais yàlla def na cette fois président bi jógee na. te bokkuñu woon politique déggoowuñu woon balaa muy toog. xam nga en ce moment là pour mu joxe justification lu tax man ma taxu pour ma nekkee président parce que dafa am loo xam ne waru fi nekkee baaxul dama ko bëgg changer. il faut que mu sulli lépp li nekkoon ci ginnaaw lu bon li nekkoon ci waaw ay milliards yi ñu tuddee ni léegi ay milliards su fekkee ne Sénégal loolu la ñu ko doon diriger même su fekkee ne Sénégal moo gën a riche naturellement adduna yëpp est-ce que danañu mën a dem ci kanam. du ñu dem fenn kon nag dañu doon pasara xaal suñu alal dëkk bi. or que Sénégal dëgg la amuñu ressource naturelle. mais nag yàlla dimbal nañu Sénégal yaatul noonu bon su fekkee ne taw bi mu ngi ñëw Sénégal c'est un pays boo xam ne aussi mu ngi basé ci mbay ak leneen kon nag xam naa ne mal gestion bi moo tax pays africain du ñu mën a dem ci kanam parce que li nekk ci Sénégal moo nekk ci yeneen pays mun naa la wax sa Sénégal moo tane yeneen pays. ñu bari ay pays yu bari Sénégal moo leen tane mais li xew Sénégal gis nga ko. bon en plus de ça affaire colonialiste bi mu doon wax ni léegi aussi mu ngi fi bon ci bay la ñu basé yenn saay du am taw bi du bari noonu loolu tam dafay influencer ci sunu économie mais su fekkee ne am na gestion bu baax ci sunu ressources sunu alal yi xam na ne danañu mun a avancer. danañu mun a gën a avancer. voilà. jërëjëf Oustaz Abdoulaye Ba wàllu ndóol ak wàllu ñàkk junj nga ci solution yi lu mel ne mbéy. mais mbéy moomu tey est-ce que jàpp nga ne deewul ci Sénégal ndax boo demee ci àll bi fa nekkoon tool yëpp da ngay fekk mu nekk ndànd foy kenn defu ko mu am exode rural boo xam ne nit ñi ñëw nañ ci capitaux yi fees ñu dal di dugg ci géej gi dem ci biti. est-ce que loolu tey mën na remplacer wàll wi mbéy waroon am ci Sénégal pour war ko suqali comme loo xam ne moom mooy gën a am solo ci biir Sénégal. non ci man de ba léegi mbéy bi am na rôle bu mu war a jouer dëgg la delloo na ci ginnaaw comme ni nga ko waxoon ni léegi mais dañu ko war a encourager pour mu gën a dem ci kanam gouvernement war na dugal loxoom dimbal béykat yi gouvernement su taxawee xam naa ne mbéy bi dana gën a avancer su avancer rek danañu am jàmm. loolu mooy sama calcul man gisuma beneen facteur bu gën efficace au Sénégal ci côté koom-koom mieux que mbéy. kon nag gouvernement war na xam loolu dugal loxoom dimbal béykat yi xam nga dañu leen négliger yenn saa yi da ngay béy gerte pour nga ñëw jaay ko dañu lay joxe note yaa ngi koy gis ci télé bi toujours surtout Walfadjri toujours daf koy waxe ñu joxe la note nga dem toog combien de mois wala yenn saa yi day dem en sax doo jotee sa xaalis xam nga loolu du encourager béykat bi du encourager nit moo tax mbéy bu delloo ci ginnaaw mais gouvernement su taxaw bi wax di leen de encourager dana gën a dem ci kanam dana am influence positivement ci suñu koom-koom incha allah. jërëjëf Oustaz Abdoulaye Ba ci wàllu xam-xam ak wàllu culture ci Sénégal yéen a ngi doon ommat njàngum diine njàngum arab ci biir Sénégal ngeen def ci jéego yi ngeen def waaye mu ngi mel ne dafa am jafe-jafe boo xam ne mu ngi ci biir Sénégal ba léegi muy wàllu njàng mu kawe mi muy ay université ak ay faculté yoo xam ne élève bi bu demee ba am baccalauréat war cee mën a dugg. est-ce que Sénégal àggul ci maturité wala ci possibilité ñu war cee mën a fekk tey université boo xam ne ci biir Sénégal la nekk université arabe laa bëgg a wax wala boog ay faculté yoo xam ne dafay topp yeneen université ci biti lu tax ba blocage boobu di continuer ba léegi te mu ngi mel ne amul solution est-ce que yéen a ngi ci xalaat cette solution. waaw xam nga Assane jàng arabe malheureusement mun naa la wax ne jàng arabe dafa xaw a delloo ci ginnaaw. ci Sénégal soo ko comparé léegi ak démb. xam nga ñiy jàng ci école arabe yi da ngay jàng ba nga am sa baccalauréat
soo amee baccalauréat amul université fii du ñëpp am chance pour génn à l'extérieur te ak baccalauréat bi doo mun am benn liggéey pour nga liggéey da ngay obligé bàyyi sa diplôme bi nga génne ci biti dem France wala dem feneen pour nga wala nga liggéey boo xam ne ci beneen domaine boo xam ne bokkul ak domaine bi nga jàng donc ñi nekk ci ginnaaw aussi dafa leen di décourager donc même su fekkee ne sax am na université suñu fexee ba ñu am université boo xam ne élèves mun nañu jàng ba ñu am seen diplôme yi fii comme par exemple Libye def nañu benn université fii xale ñu ngi fay jàng am na ay Sénégal am nañu seen diplôme foofu mu ngi ci Pire waaw kii Jamia Dawla Islamiyya al Alamiya ñoo ko taxawal foofu mais nag da ngay xalaate encore Assane Arabie Saoudite ñi nga xam ne dañu jàng ci extérieur am seen diplôme ñëw Sénégal ñu ngi chômé mënuñu am liggéey ñu ne l'école yi fees nañu te amuñu beneen domaine boo xam ne mën nañu leen utiliser lu dul jàngale rek kon nag même su amee université sax au Sénégal mënul régler problème jàngale arabe ndax liggéey du am après voilà c'est ça nit da ngay jàng xam nga en tant que intellectuel yaa en tant que intellectuel da nga jàng ba nga am sa diplôme intellectuel normalement da nga war a liggéey ak sa diplôme bi pour nga mën a dundal sa bopp ak sa famille mais da ngay jàng ba nga am sa diplôme ñu ne amuñu liggéey parce que yow arabe nga jàng ñun amuñu liggéey li fa am rek mooy jàngale dafa limité kon nag lycée yi ak yeneen ak école yëpp fees nañu loolu nag am na ñu koy delloo ci ne arabisants yi yenn saa yi du ñu jàng làkku réew mi muy làkk bi nga xam ne moom la réew mi di liggéeyee muy làkkum tubaab barrage linguistique boobu nee nañu xëy na mooy tax ba nit ki du mën a am liggéey est-ce que loolu doy na lay pour non loolu amu fa sax suñu ko waxee dañu ko waxee noonu rek c'est-à-dire ñun bi ñu génnee bi ñu jógee pays arabe ñëw fi lan la ñu wax ñu ne ñun de pour arabisants amuñu beneen domaine dañu toog ak un ministre moo ko waxee amuñu beneen domaine lu dul jàngale rek arabisants ci jàngale rek la ñu ko mën a utiliser amul leneen muloo nekk tribunal muloo nekk feneen jàngale rek nga mën a def même su fekkee ne sax dégg nga làkk bi xam nga français tout xanaa nga liggéey ak français bi nga bàyyi arabe bi mais soo fekkee sa arabe bi rek la c'est-à-dire langage bu mun na nekk barrage mais nag en tant que sénégalais dégg na olof yaa ngi wax wolof man maa ngi lay déglu di la tontu loolu doy na soo ma amee sama diplôme en arabe kon nag sama diplôme bi laay basé pour liggéey bi nga may confier dama koy def ak sama arabe laay bindi sama arabe laay lire mais sama bind arabe kan moo koy njëriñ fii ci administration mu nekk benn jafe-jafe. voilà c'est ça loolu mooy problème bi kon nag domaine utilisation arabisants yi dañu ko xatal dañu ko jëmale ci jàngale rek soo génne ci jàngale bi doo am beneen domaine pour nga mën a liggéey kon nag jàngale bi aussi dafa limité mais musu nañu proposer sax ñu ne pourquoi du ñu leen jël comme ay conseil ci préfecture yi sous préfecture yi ak même au tribunal au niveau de tribunal wax nuñu sax danañu ko étudier mais boobu yàgg na depuis des années ba léegi amul benn résultat. te yaakaar naa avec mondialisation bi ñuy dund léegi normalement foo dem rek war na am ñoo xam ne war nañ jàng làkk boobu jàng arabe bi nga xam ne fu ministère bu nekk tey war na aajowoo. justement loolu la ndax mondialisation bi ñuy voilà c'est ça mais nag Sénégal jëlu ko en considération appliqué wuñu ko. lii moo xatal domaine arabisants yi di leen décourager. dafa leen décourager moo tax école yi ñu ngi delloo ci ginnaaw rek. école arabe yi nekk au Sénégal ñu ngi delloo ginnaaw damu avancé wuñu dara. année yi passé sax moo tane actuellement l'école yi mu ngi mel ni l'école yi ñu ngi paralysé complètement. mu nekk jafe-jafe joo xam ne laaj na saafara su gaaw a gaaw Oustaz Abdoulaye Ba xam naa émission bi neex na neexaay boo xam ne jaroon na rek tomb bu ñu junjee rek ñu gën koo gas mu gën a yaatu waaye yoon yemul ci benn dañu baaxoon nag ci émission bi bu ñu demee ba ci catli rek ñu tëjee ak laaj boo xam ne ci làkku yaaram lañ koy laaj muy làkku arab bu ko defee ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi te seen wolof melul noonu ñu mën koo jëriñoo معنا في هذا البرنامج الأخ الأستاذ فضيلة الأستاذ عبد الله با وهو من قادة اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في السنغال وقد جاء بعطاء واسع في هذا المجال وقد شهد له ذلك كل من حملة هذه الثقافة في
البلد في داخل السنغال وخارجه. الأخ أستاذ عبد الله با، في تقديركم أتعتقدون أن العلاقات العربية السنغالية اليوم تسير على وتيرة معقولة، أم أن هناك عراقل ومعضلات يجب تذليلها لكي تسير هذه العلاقات بصورة مرموقة ومقدرة؟ الأستاذ حسن، أنا أشكرك أولا على هذا اللقاء. هذا اللقاء في الحقيقة أنا سعدت به جدا، وأشكر أخانا سيدي لامين نياس الذي هو المدير العام لهذه المؤسسة الإعلامية، وهو طبعا منا ونحن منه، كلنا من هذا البيت حقيقة. نشكره ونهنئه، لقد تقدم كثيرا في هذا المجال. أما ما يتعلق بالعلاقات الأفريقية العربية، الأخ حسن، طبعا هذه العلاقات لم تصل إلى الدرجة التي كنا نتوقع أن تصل إليها، لأن علاقة بلادنا، علاقة جمهورية السنغال بالعالم العربي علاقة قديمة وليست جديدة، علاقة قديمة جدا، علاقة قديمة بالمغرب، علاقة قديمة بتونس وبالجزائر وبغيرها. كان من المفروض لو سارت هذه العلاقات على نفس الوتيرة لوصلنا إلى درجة أعلى من هذا، لكن أنا لا أرى أننا وصلنا إلى النقطة التي كنا نريد أن نصل إليها في هذه المدة الطويلة. فعلينا نحن أن نعمل يعني على مستوى الشعب، على مستوى الحكومة، أن نحسن هذه العلاقات لتكون علاقات مثمرة أكثر مما أثمرت إلى الآن. فأنا حقيقة أرى أن الثمار التي أعطتها هذه العلاقات لا تفي بالغرض. إذن على مستوى الشعب وعلى مستوى الحكومة علينا أن نتكاتف ونجاهد لكي ندفع هذه العلاقات إلى الأمام ونصل إلى حيث يجب أن نصل. فما كان ينبغي أن تكون هناك علاقات بين العالم العربي وبين أي دولة أفريقية وتكون هذه العلاقات أكثر امتيازا من علاقة السنغال بهذه الدول العربية، لأن علاقتنا كما قلت علاقة قديمة أصيلة جدا. يعني هناك ارتباطات قديمة بين السنغال وبين العالم العربي، لكن ربما لم نستثمر هذه العلاقات كما ينبغي، وبالتالي لم نصل إلى النتيجة التي كنا نريدها. وعلى هذا الأساس علينا نحن جميعا أن نتكاتف ونعمل في هذا المجال. حتى لو نظرنا حتى مجال التعليم، طبعا السنغال، أبناء السنغال كثيرون في المغرب وفي مصر وفي أي مكان آخر، ولكن أرى أن يعني حتى هذا المجال حقيقة أرى أنها لم يصل إلى حيث يجب أن يصل. لا، يعني أرى أن المجال ما زال ضيقا إلى الآن. علينا أن نعمل لتوسيع هذا النطاق وتنقية هذه العلاقات من العوائق التي تقف أمامها حتى تستطيع أن تتقدم على الوتيرة التي نريد أن تسير عليها لنصل إلى حيث نريد أن نصل إليها في هذه العلاقات مع جيراننا العالم العربي. هي قنوات يجب توسعتها. شكرا للأخ الأستاذ عبد الله با، كان ضيفنا في mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walfadjri TV. kii doonoon suñu gante di Oustaz Abdoulaye Ba sotti na fi njariñ loo xam ne yaakaar naa képp koo xam ne avancé ci wàllu société itteel na la, waxtaan wi itteel na la, ndax junjee na ci ay mbir yoo xam ne yaakaar naa ne bu ñu ci xalaatoon gën koo yaatal rek mën a gis yoon wi nga xam ne ci la ñu war a mën a aw pour am développement, moo xam ci wàllu économie, moo xam ci wàllu culture, waaye itam moo xam ci wàllu diine. ñu sant ko bu baax a baax, gërëm ko, sant ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci émission bi, ci njiital Saliou Bey ci di caméraman bi, ak mboolem équipe bi nga xam ne ànd nañoo ñun. bu ko defee rek ñu am mbégte nag tëjee émission bi ak benn woyu égyptien boo xam ne dinañu ko feela Oustaz Abdoulaye Ba mi nga xam ne am na fa fukki at. bu ko defee rek ñu tëjee ko émission bi incha allah, ñu jox leen beneen dox daje ci beneen émission di tànneef. jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walfadjri TV. ñu sant itam kooku di Mantoulaye Sarr mi nga xam ne moo monté émission bi. ñu jox leen beneen dox daje ak seen émission tànneef. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.